alors ginnaaw bi ñu seetaanee clip ba bu neex boobu noonu les DJ Mokhou ak Aliou Sow dem yu neex dañuy revenir nii sur le plateau invité DJ Mokhou daal di ñu rejoindre di Pape bu groupe Pape et Cheikh ñu daal di koy dalal ñu ngi lay nuyu bu baax Pape. maa ngi leen di nuyu téléspectateur yu Walfadjri yëpp. ak Petit Déj. di am vraiment mbégte. ñëw fii. tey jii ñëwaat sax laay wax mais xam naa ni ci contexte beneen. d'accord ñu ngi am mbégte bu baax dalal ci plateau bi. ma tey moom sama xel dafa dem ci Gomis waroon na see nekk parce que yaa gën a réclamer groupe Pape et Cheikh ci plateau bi. de passage di ko jaajëfal. waaw di jaajëfal également Pape également comme ni nga ko waxee du groupe Pape et Cheikh donc di nuyu itam waa Kaolack yëpp waa Saloum. waaw nooy déggee waa Kaolack. waa ñëpp ñu ngi si jàmm. maa ngi profité di leen nuyuwaale ñoom it si émission bi xam naa ne ñoom ñëpp télé bi moom la ñuy suivre foofu di nuyu sama yaay ak sama rakk yi fa nekk maa ngi nuyu ñëpp waaw. ana Cheikh. Cheikh mu ngi fi actuellement mu ngi si jàmm waaw. voilà tey yaa ñëw. groupe Pape et Cheikh groupe baa ngi fii ba tey mi ngi existé. am na benn moment également ñu ngi leen di sentir sa bitim réew lu bari. si 3 ans yi mën nga ñëw si li ngeen nekk si ñetti at yi nga xam ni daanaka du ma ni taxaw. mais sentiruñu leen carrément fii. et puis juste li koy gën a firnde depuis que Just For You également tamit tëj également tamit sentiruñu bu baax a baax le groupe mais si ñetti at yi tey boo ñu doon defal bilan Pape et Cheikh lan loo ñuy defal. waaw. damay vraiment kontaan ci question bi parce que xam nga comme fi ñu toll actuellement ci atmosphère bi ci musicale bi nii ñu bëri dañuy ne dañ doon wax ne pour ñu exister rek il fallait que ñu am lu mel ni comme Just For You. absolument te waroon nañ ci am lu bari Just For You tëj na bien que am na yeneen place nit ñi di jouer waaye nit ñi bu ñu la xamalee benn place bu foofu tëjee dañuy defe naa dañ lay tëjaale si. dëgg la waaye ñun 3 ans yi. ñu ngi liggéey parce que dañuy wax ne ñun amuñu xëccoowuñu. njëkkante wuñu dañuy xool togg ba mu ñor ñu yàq. li ñuy wax ne lu tax moo wax loolu dañoo xool ne li ñu mës a def ci musique yëpp ba léegi ñu ngi ko joué. parce que niñ ko liggéey la. ba tax day nekk toujours actualité boobu ba léegi nag 3 ans yi ñu ngi liggéey ñu ngi ci boîte yenn yu bari di liggéey ñu ngi ci dîner de gala yi yu bari di ko jouer ñu ngi ci hôtel yi di jouer xëy na bon comme li bariwul visibilité bi bariwul waaye ñu ngi yàlla xam na ne 3 ans ci ginnaaw pour man 3 ans yi sax moo ko gën a moo ko gën si xëy na comme dañuy wax ne wax ju bari sax dootu ko jar parce que musique du album. actuellement musique pour ñun carrière la. absolument. carrière nag da ngay am da ngay ruser un peu pour xam naka nga koy defee. yàlla def na musique groupe Pape et Cheikh ñun amuñu sax orchestre ñun groupe la ñu am. groupe ngeen am waaw. groupe. mën nga ñëw si différence orchestre ak groupe. waaw différence orchestre ak groupe. orchestre yow mën nga xëy. ne mën naa woy ma wuti benn bassiste. wuti benn claviste. wuti benn kii bu daal ma ñëw jouer la après mun nga dem nga ne man sama orchestre ngi nii. man sama orchestre ngi nii. bokkul ak groupe bi nga xam ne ça fait plus de 5 ans 6 ans ñoom ñu ngi nekk ensemble. groupe Pape et Cheikh bariwul koy gis mu ngi dem di jouer feneen. pendant tout ce temps là ñu ngi ànd di jouer loolu moo def magie musique Pape et Cheikh. kon groupe bi daal Pape et Cheikh mi ngi marché. macha allah ñu ngi sant yàlla bu baax. kañ ngeen gëj bitim réew wala yéen a ngi fay dem ba tey. gëj nañu bitim réew ça fait 2 ans. 2 ans. waaye ñàkkuñu ay proposition ok ñàkkuñu proposition parce que dañu ne ñun dootuñu génn ci yenn conditions yi. dem naa pour dem rek. non duñ ko def ndax def nañu monde bi war nañu monde bi ak suñu maison de disque def nañu pratiquement adduna bi def. tournée ak Tracy Chapman def Europe yëpp ba mu jeex. xam nañ comment ça se passe. nit ñi nag mën nañ la yóbbu ne la yow ak Cheikh rek laa soxla. ok bu ñu demee. ñu utal la yeneen musiciens yu lay accompagner. jaaduwul ñun on a jamais dañu wax non. jaaduwul parce que man groupe laa yoruma orchestre. su may dem damay dem ak sama groupe.
moo fi nekk nga am moo fi bukkiwul nga bàyyi loolu nag xëy na poids wu groupe bi ak ñu bari duñ ko attan. ok waaw léegi nag problème bi ci nekk mooy mën naa laa yóbbu yow ak sow waaye booy dem damay yóbbaale juróom. waaw day am waaw léegi suñu demee nag li man sama bopp sama xalaatu bopp mooy kon liggéey lu man yow laay liggéeyal parce que man su ma yóbboo 5 yi ñooñu fay la xaalis ci nga may paasal waaw ci nga may fay dëkkal ma ci hôtel dëkkal ma ci hôtel su ma ñibbisee yow am nga bénéfice bu yàgg dëgg bu ma ñibbisee groupe Pape Cheikh bugg a dem ma dem ambassade ne leen samay kayit a ngi nii absolument ñu ne ma demoon nga fi sa groupe nii la tolloon ana ñeneen ñi waaw yooyu bokk na ci li tax gàllankoor yi waaw ñu ne ñun duñu dem ci man li ngeen di def mbalax folk ah est-ce que mi ngi dox actuellement Sénégal est-ce que aussi tamit amul tuuti baisse par rapport ak temps bi vraiment bi nga xam ni voilà kenn mënu wax te waxuñu leen voilà waaw xam nga musique dafay am man pour man boo ko jàppee ñun dañuy màgg di nekk ay mag li ñu am chance mooy que yóbbaale nañu suñu génération absolument ak ay mag parce que Pape Cheikh mën na jouer nga toog sa papa toog say doom toog loolu moom réussir nañ ko bari na société yu bari bu ñu leen kaa leen jouer ñu ne Pape Cheikh lañ bëgg a jël parce que musique bi ñuy def dañ koy déglu absolument déglu ay musique waaw boo xam ne dañ koy def pour diwee sa ndey diwee sa baay nekkuñu si loolu ñun dañuy def musique boo xam ne ni ay thème la ay sujet la yoo xam ne nii yaakaar nañ ne ku ko déglu mën nga si mën a jëriñ ci foofu la ñuy demee moo tax am na nit ñi tam am na temps boo xam ne bu ñu soxlaa pour déglu musique wala ñu daje pour dañuy am ne musique bii la ñu soxla du musique bu tëgg rek après fecc dem loolu am na fu ñu koy defee mais nit ñi am na ñoo xam ne bu ñu toogee itam dégg boo dajalee lu mat fukki nit juróom benn yi wala juróom ñaar yi nekk ay mag war nga xam aussi la nga leen di jox ñuy consommer. yéen a ngi composé tey yaa ngi wax yéen a ngi namu leen dara parce que c'est vrai que amul visibilité mais yéen a ngi joué un peu partout yéen a ngi sant yàlla 3 ans yi ñoo leen ko gënal. dëgg la est-ce que tey jii si kuy auteur compositeur musicien wala muy artiste comme ni ngeen koy defee est-ce que yéen a ngi gis seen bopp si li nga xam ne moom mooy si yéen a ngi am seen i droit comme ni ñu ko waxee donc du BSDA ba tey SODAV mën nga comparer ñaari ñu ko mën a wax organes yooyu bu leen si gënal bu fekkee am na bu leen si gënal. diggante BSDA ak SODAV. dafa mel ni nga ne océan ak géej ak dex. ak dex bokkul. wala ak océan. ban mooy océan. BSDA. ah bon li tax ma lay wax loolu ñun dañoo nekk BSDA. ñu xëy nañu am na benn société bu bees bu ñuy andi bu tudd SODAV. SODAV bu ñëwee yéen ñii daan am ku daan am benn di nga am fukk. loolu lañ leen waxoon. loolu la ñu waxoon. ñu dem dajaloo di defi SODAV di defi BSDA andi SODAV. explication bi ma la mën a jox nga xam ne nopp yi kuy dégg mën na ko dégg. ak BSDA. dañ doon añ di reer di ndékki. ku la ne bu ñëwee di nga fay ko fukki yoon xanaa war nga xalaat ne xëy na sax dina njoganalu. ñu jox la boolu dof sax. waaw. ak dessert. SODAV bu ñu ñëwee ba léegi. ndékki bi ñu doon am sax xamatuñu kañ lañ koy am ndékki laa la wax. non comprendre ma la. kon ndekki bi xamu leen kañ ngeen koy am. fi mu ne nii kon jot leen ko sax kon. non jotuñu ko fi mu ne nii loo leen ngeen laaj leen ngeen leen artistes yi kañ la ñuy fayee ko. kan moo boobu ba léegi ku leen defaloon promesse bi. ci njëlbeen. ay benn groupe la SODAV ak BSDA ñu nekkoon biir BSDA ak ñu nekkoon ak yeneen benn groupe ñoo ñëw andi nag léegi ce qui est grave dans tout ça. ce qui est grave dans tout ça ñun de dañoo yóbbu ba foofu ba pare nu mu tuddati suñu groupe bi ñu def pour ñu téye SODAV lobbying la parce que tey jii man xam nga mën nga maa boole mën nga ma bañ a boole ci mbëri ndax mënu ma bëre. mais Sénégal mënu maa bañ a boole ci musicien yi. mënut a nekk franchement. SODAV bu ñuy def seen assemblée générale ay carton d'invitation la ñuy joxe man dañ ma tëb ak samay nawle yeneen nawle
mais ñan ñooy def loolu ñan la. xoolal di tête bi Ngoné Ndour moom mooy PCA bi. lu ko def PCA Ngoné Ndour. waaw loolu lépp xëy na waxtaan boobu ci xaju fi parce que kuréel boo koy def quand même parce que Sénégal dañuy déglu. te kuréel boo koy xam def nga ñëw naa télé xam nga man télé laa ñëw. maanaam tey Sow fii. fii moom boo waxee ñu ne waxuma ko woon moom. mënul lekk xam nga nu moo ko wax. comme PCA bi ñoom ñoo ko biñ ko formé ba pare biñ koy renouveler dañoo joxe ay carton d'invitation. ma ne man ma moom sama kër. fal leen ñu ne léegi def ay carton d'invitation kenn yow neexoo ma wala yow xam nañ ne joxoo mu ñu jox la ñu ñëw voté leen ñooñu ñu gañ. comment directeur général. Bathily moom lan la musicien la. waaw d'accord ok waaw. mais damay xam naa lii lépp xam naa ne li fi nekk. dafa bari dafa bari mais damay ñëw ci benn mbir. aspect. danoo avant tabaski bi koor gi dama def benn émission ci benn télé ma ne leen Sodav si nul. bu ñu sañoon ñu delloo si waatal ñu BRDA parce que ci lañ doon gis suñu bopp. artistes yi dajaloo ñu waxtaanee fu nekk nit ñi ñëw def dajaloo dem seeti ministre bi daje ak BRDA. bare woon ngeen. artistes yi am na ñu nekk ci région bi li ma lay wax nii. ñu nekk ci région mais li may expliquer foofu. bi ñu ministre bi ooyee ñu toogee c'était tout au début ministre bi di doo ko ñu ministre de la culture. ñu mu ne gars yi daanaka dafa mel ni dafa jox ñooñu raison mais on s'est dit que da doon dem aussi benn conseil des ministres 3 mois après 4 mois moom le ministre ñun ko doon wax moom la confirmé ñun dañ ko waxoon ne gestion Sodav lañ bëgg ñu fa baaxul parce que musiciens yi gisuñu ci seen bopp waaw léegi li fi may ñëw mooy Sodav boobu président jox na ko 1 milliard mu récolté 800 et quelques millions. mu nekk 1 milliard. 800 et quelques. waaw Sodav jël 900 millions yi téye ko. aussi ay locaux di loué ko di ci recruter di def ay séminaire ñun ñi ba léegi ba ma lay wax nii. amul kenn ku def kuy percevoir dégg ngeen ko. comédiens yi fayee ko guñu danseurs yi fayee ko guñu stylistes yi réalisateurs yi ak cinéastes yi ak écrivains yi ça fait 6 ans ñu ngi fi. yéen artistes yi est-ce que amul artistes yi nga xam ni ñoom jege na leen wala boog ñoo leen fal wala boog je sais pas. xam nga tey joxoon carte yu fayeeku. waaw mais xam nga bu lobby moom dafa yomb. ok man ngaa tey jii mën naa laa jël rek yow andi la boole sama biir. bu coow naree am nga ñëw ñu envoyé la aussi jox la. te quand même bi génn naan que ñoom gis nañ ci seen bopp et que ñu ngi fayee. mooy li ma lay wax rek mooy li may wax rek xam nga ne añ bu suur tawul nga wax ne yow ñeneen ñëpp am ñi man mën naa toog sama kër. parce que man damay jouer man. bëgguma sax man bëgguma ko parce que le mot man ça me gêne. est-ce que am ngeen ay musiciens ci biir conseil d'administration bi. am na ci ay musiciens. d'accord am nan la leen choisir. man xawma ko sax. comment on a choisi le directeur général. ni ñu choisir bu njëkk ba dañoo def assemblée générale ñëpp dañu choisir. ñu voté dañ ko voté. waaw doo amoon ay candidats. waaw bi mujj nag. ñoom ñoo joxe seen carte votel ñi leen neex. mais loolu ñi leen neex. c'est vrai que seen daje boobu sax il paraît que amoon na coow. amoon na xeex sax. amoon na xeex. bañ dajee ci ministre waaye ministre bi mu si boppam moo leen wax ne. ministre bi boppam. moo leen wax ne yéen xaalis bi ñu leen jox du pour ngeen ci def ay séminaire du pour ngeen ci recruter du pour ngeen ci def formation. mais séminaire lan. séminaire pour def lan. waaw moom foofu la ñuy wax foofu la ñuy séminaire yi ñun lan la ñuy jëriñ. waaw moom man tey jii bu ñu la waree def formation ñun dañ ma bëgg a def formation pour ma xam droit man droit. man ma dem ba musique ba toll fii. non franchement. ñu ne ma da ngay jàng droit man droit bi man su ma soxlaa ku may defal droit ma dem seeti avocat bien sûr. ma dem utal ma avocat bu ma jàpp. boo amee contrat nga jox avocat ma contrat ma jox ma man xam nga lu dañ ma wax demal nga woy defal sa musique nga dem woy ma dem. parce que loolu mooy équipe bi. tey jii da ngay ut tax am na si ñoo xam ne sax dañuy ut ñu leen bindal am na si ñoo xam ne dañuy ut manager. am na ñoo xam ne lépp musique dafa am benn. un ensemble. waaw mais mënoo jël
xam nga mënuloo jël ay yaa ngay defar formation. luy nañ fii ay kër. benn kër fii au cité kër góor gi di fay 500000. te wutuñu ñoom kii tabax ko au moins ñoo am nañu kër seen këru bopp bu nekk suñ këru bopp bu nekk ville ñu jëlee fa ñu tabax benn groupe nekk ci fii xam nga on se dit ñun fu ñu jëm soo waxee ñu ne ne diw di dafa soxor déedéet man mën naa toog sama kër. alalu ñëpp la. alalu ñëpp la. man lekk naa ba suur. teewul yow taxul nga lekk ba suur. absolument. man dama ne man li ma bëgg xam grand xam nga aussi man damay déglu rek. waaw information yu bari fii laa ko amee. waaw man dama bëgg xam lan moo tax Ngoné Ndour nekk PCA. moom wax naa la ko léegi. Ngoné Ndour lu tax muy nekk PCA SODAV. mais Ngoné Ndour mooy patronu xippi. waaw loolu aussi xam nga loolu aussi. Bathily bi est-ce que renouvelé nañu mandaam texte yi lan la wax texte SODAV yi est-ce que lire ngeen ko est-ce que nan ngeen voté yow deuxième bi ñuy falaat directeur bi Bathily. yow fan nga nekkoon. kenn jox ko waaw man joxuñu ma carte. d'accord waaw loolu mais ministre bi ana moom ministre de la culture moom loolu war na ko seetaan. non ministre de la culture bi ñuy woote waat boobu ñu nekkagul. ministre de la culture nekkagul loolu ministre de la culture dafa ñëw fekk fi lii. loolu kii nekk directeur ñaata temps lay toog c'est vrai que statut yi gisuñu ko xam nga dama ne xam nga lan la sax mais Ngoné Ndour ci boppam moo warul nekk PCA SODAV Ngoné Ndour ci boppam Bathily mii xaw ma ko mais Ngoné Ndour warul nekk PCA SODAV PCA SODAV dañu war a yéen seen biir yéen musiciens yéen yaa leen ko war a choisir PCA directeur bi pour le management et la gestion de cette structure d'accord naa ngeen seet directeur boo xam ne am na compétence en termes de management ak yu demee noonu waaye PCA bi warul nekk Ngoné Ndour Ngoné Ndour moom mooy directeur général u dama lay wax dara dama lay yokk dara am na ñoo xam ne ay et puis kan moo choisir Ngoné Ndour et puis lan moo tax ngeen choisir ko et puis ki changé mbir mi sa njëlbeen jëlee ko pardon ah parce que Sénégal lay waxal jëlee ko BCA yóbbu ko pour lan la woon lan moo taxoon ñu jóg ba jël après teg fa PCA Ngoné Ndour waaw loolu laa foofu laa. c'est quoi le deal finalement. après 1 milliard yi nañ ko pour yéen la. ñun ñi xam nañu ne. dafa am lobbying ci biir. ba il faut l'arrêter. mais déglu parce que am na ñoo xam ne ni ay conseillers ministre bi lañ ministre ba pare bokk ci bureau conseil wu. SODAV di am fa ay postes. c'est loolu grave. décret bi teg SODAV na ko dindi. ma ne. SODAV baaxul man du ma wax ci SODAV. mais Pape man li ma bëggoon xam aussi mooy Mounir aussi moom ban rôle lay joué. ci Mounir moo fa nekkoon. moo nekkoon BSDA. ñu wax ba mu dem. ne baaxul. Mounir bu mu jógee beneen waaye bu tudd Fall. ñëw fa juriste la ko. ñu ne baaxul dafa sàcc. waaye ñoom léegi 1 milliard sàcc dafa sàcc pardon monsieur Pape. léegi milliard bi Macky Sall joxe. waaw. pour lan la pour ay entretien pour ay loyer pour ay séminaire pour lan la milliards yooyu c'est pour dimbali leen pour jàppale leen la c'est pour les artistes yi. c'est pour artistes yi la waaye ñoom fu ñu ko dugal non li ma jaaxal mooy gis nga même xaalis ana seen état financier ñoom non fu ñu koy génne. ah bon d'accord dañ leen war a auditer dañ leen a war a yóbbu OFNAC. ben moi je pense que ay sàcc lañ mais yéen tey ji artistes moi je pense que ay sàcc lañ ban doxalin ngeen fas yéene am est-ce que ça suffit seulement toog ci plateau télévisé di dénoncer non duñ ko dénoncer nii dañuy lii bokk na ci. parce que xëy masse bi tey jii lu ñu mën a def tey jii suba ñoom ñu ñëwaat fii. parce que am nañu lobby boo xam ne ni ñoom dañuy prendre boo paree rek andi nañu benn nit bu lay wax ne. mais na ñëw fi xam. waaw non buñ fi ñëwee dootuñu dañ leen wax yow fa lañ ci pare dañ wax pourquoi ñuy defar. ñuy def togaat SODAV bureau bi ñuy joxe carton d'invitation. du benn yoon laa ko wax. pourquoi ñu jël 1 milliard 800 millions jël 50% yi ñoom def ci seen bopp. waaw yow. loué ci seen i bureau benn groupe la de 36 personnes day jël 45% wala 30% de ci alalu musicien bi. yow dama laa dégg. loolu suñu xaalis la ñu. ministre daf leen wax mu ne leen yéen répartition lañ leen laajuñu leen ngeen jël xaalisu jàmbur. di def ay formation di ci recruter. ñoom luñ ci toog yow ki ngay recruter. luñ ci toog moom feekuwul yow benn gardien ki nekk gardien ci toog sa buntu ba. waaw moo ëpp benn artiste bi moo ëpp artiste bi nga xam ne une fois lay feekoo wala 2 fois ci année. artiste moo dugal xaalis bi. artiste mooy dugal xaalis bi. nga recruter ci jël say oto luy ci ay locaux di ci def ay formation di dem di. sali formation lan. loolu formation pour lan. mais léegi ana ñoom ñi sax xamuñu ko. ana danseurs yi ana. feekoo guñu réalisateurs yi xoolal écrivains yi. waaw feekoo guñu. waaw ñoom tam dañuy noppi dañuy toog mais Sénégal la fii yéen moom yéenay jël porter le combat quoi. man de je vais porter le combat ba may gis sama résultat. man kese bu nekkoon maa ci des. dama ko bañ parce que dama fekkee BSDA. dund ko. nekk en tant que musicien di jouer ci àll bi di jouer ci hôtel yi.
di jël samay fiche ñu ko remplir di leen ko jox di ànd ak ñoom ci hôtel yi di fay cela veut dire que dama doon liggéey en même temps di liggéeyal ñoom seen parce que boobu dama daan gis suma bopp ci BRDA. absolument xam nga lan la xam nga lan la mooy ñooñu ngay wax noonu il faut appeler un chat ay sàcc lañ seen xaalis la ñuy sàcc yéen li ngeen liggéey yéen écrivains yi yéen seen way yi ay ñoom nu melaan seen yooyu ngeen di def di seral suñu xol ngeen war a gagner xaalis en retour parce que investissement ngeen def aussi yaa ngi dégg yéen da ngeen war a gagner xaalis boobu pour yéen la du pour ñooñee naan dañuy def ay séminaire ak yu kenn xamul ak ay kër ay 50 000 lañ leen di jox par séminaire ay 75 000 et puis nan lañ bu pare ñibbi seen kër non mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ay 500 000 di ci dem sa bàyyi kër goo moomal sa bopp defar ko bopp waaw dem di luye ji te yow ñi ngay luyeel ñooñu pour lan la ñun gisuñu si jeexital bi. déggoo ma ne la sàcc la ñu xanaa ay sàcc la lii yëpp sàcc la kese. man aussi benn affaire détournement d'objectif la bëggoon naa ko xam Pape ku ne Ngoné Ndour wax ki nga xamante ni mooy Youssou Ndour. est-ce que aussi jéem ngeen def ay démarches vu que moom aussi Youssou Ndour mi ngi ci gouvernement bi ministre conseiller la est-ce que d'autant plus que aussi moom artiste la est-ce que jéem ngeen def ay démarches gisanteeg moom pour moom aussi ngeen exposer ko seen problème. est-ce que ku la wax ne xamu ko. bah bien sûr qu'il est au courant. waaw normalement parce que foofu Mounirou Sy bii nekk fii Mounirou c'était un gars de fekkee ma ci boole ba mu cay nekk. d'accord. tout ce qui était moment boobu xaw ma ba léegi nekkoon ñoom lañ jox ay monument de la. non muy Mounirou Sy bàyyi na fekkee ma ci boole. waaw d'accord dama lay wax ne moment bañ ciy nekk kon ba mu ci jógee te moom xam na lu tax mu bàyyi fekkee ma ci boole. kon nga xam ne dafa am secteur yoo xam ne dañ ko ŋànk ñoom. secteur yooyu dañ ko ŋànk tey ji juuti bi ngay yónni fii mu dem defal la juuti ci marché bi mën ngaa xam ñaata la lay andi mën nga ko xam c'est le cas de man 5 ans gi ni sama musique day daw sur le plan international 5 ans yi 6 ans sax feye ko guma sasem barki démb la ñu woote fii joxe fi 20 millions di ko jox ay artistes ne dañ leen koy fay au ministre bu mu ñëw 20 millions di nga jël 20 millions di invité ministre pour jox ñu ay Bas Jaxate ay ñoom tóoni fayee ko gunu ñoom maanaam moment bi ñuy def lii ñu commencé créer 20 millions da nga te rends compte jël 1 milliard 800 millions. non mais c'est abusé quoi. non ngay séddale loolu ci au télé beeg rajo yi ñu ñëw dale wax ne def naa njàmbaar. c'est abusé dafa gàcce wu quoi man jàngat bi ma def ci li nga xamante ni wax na ko fi yëpp muy dafa mel li nga xamante ni mooy industrie musicale bu Sénégal dafa féete ci benn boor. mais à peu près man loolu la man sama bopp. au fond de moi xam naa ne am na loo xam ne c'est un non-dit loolu lay niru. foo laal rek. fekk leen fa. léegi nag c'est quoi ça ñun man amul ana musicien sénégalais yi. ana ñu. loolu laa la bëggoon laaj quoi. ana musicien sénégalais amatul. mais xam nga tey vraiment bu ma la waxee des fois da ngay wax fan yii passé billaahi dama dem ba ne damay bàyyi musique au Sénégal. tous les régions dañoo amoon ay orchestre. c'est vrai. ana orchestre yi. orchestre régional yi. amatul dëgg la. amatul. maison de jeunes. formation nga xam ne da ngay région bi particularité côté culture bu ci musique am sax dafay feeñ. boo demee centre culturel yi da ngay gis ñu kii wala. foyer des jeunes yi. musiciens yi yëpp léegi 85% wala 80% musique bi tremplin lañ ko def. musique nga génne clip ñu génne la fii. nga dem ambassade ñu may la. visa nga daw dem toog. waaw boo demee Canada di nga am ñu la joué. waaw boo demee Paris di nga am ñu la joué. te ñooñu la joué yëpp dañu daw jóge ci orchestre daw. moo pourquoi lu tax c'est une question si je me permets. non pourquoi Omar Pène nekk fi Omar Pène war na mën a jiite nekk PCA wu SODAV. Omar Pène ana parce que ak âge am expérience am ci musique ak Ismaïla Lo mu ngi fi ñoom Baba Maal pourquoi ñoom ñu nekk fi Ngoné Ndour di nekk PCA wu SODAV loolu man mënu ma ko comprendre surtout que conflit d'intérêt mën na am mu yor ay artistes quoi ba pare nekk directrice société de production musicale loolu moo warul mën a nekk man xaw ma nan la ñu def fii nag dëkku truand la truand nag du bànn bi ñu tëj fële ca Rebeuss fii truand yi ñi ngi ci seen i jupe ak seen i costume ak ay col ak ay col ak ay foulard
ak ay cheveux naturels je dis juste une chose man lii nii moi je suis surpris man nag sama xol moo jeex ma wax parce que lii nii c'est hyper injuste et c'est illégal te ministre bi Fatou Ka war na see jóg lii war ko seetaan dinañ ci jug bu baax a baax Omar Pène moo war a nekk wala Ismaïla Lo ñoom ñoo war a nekk PCA SODAV opportunité moom mu ñëw daal di wax problème boobu nga xam ne am na SODAV ñooñu aussi la ñuy oowe waa SODAV ñoom aussi bu ñu bëggee àddu ci bii les problèmes tijji nañ leen suñu ay buntu ñu daal di ñëw ñoom aussi wax li nga xamante ni moo xew exactement mu bañ a am benn parparloo alors Maxu yow ñu ngi lay daal di voilà donc dañuy bàyyi Pape rek le mot de la fin lan ngay tàggoo ak appel booy lancé appel bi may lancé bu njëkk mooy damay am mbégte loolu ñu fii ci télé bi di amoon occasion depuis bu fi kilifa gi jógee ba léegi ma def yuuxu ko haut et fort di ko ñaanal yàlla bi nga xam ne yóbbu ko ci àjjana yi gën a kawe amiin yaa rabbi ñaanal bi ci des mooy di leen remercier yéen ñi nga xam ne man damay suivre émission bi ba ma raté le matin dinaa ko suivre la nuit di wax ne colo émission gi moo tax j'ai choisi wax ak ñi ne il faut que ma dem petit déj wax ko parce que Walfadjri bii bari na fii Sénégal bi ñu réglé moo ko réglé fii lañ koy tàmbalee di ko réglé absolument dana métti nag début bi waaye fi am dina am njeexital di wax artistes yi nga xam ne xëy na ubbuñu antenne defuñu dara ni leen c'est un combat boo xam ne dañ ko war a xeex léegi parce que artiste boobu fi jógee ba 40 ans ba 50 ans dañ koy fay te boo lijjantuwul sa ginnaaw heure bi munoo dee ba pare wàññeeku naan nañ ma def dara mën nañu nag ñoom nit feebar ñu ñëw def délégation andil la ndàmpaay nit mën nañ laa jaale comme je l'ai dit partout fu ma jaar ketal la partout fu ma jaar maa ngi leen di wax ni man Amadou Fall bu ma kenn defal mémorial bu ma kenn jàppale si ñoom soxlawuma leen xam nga lu ma bëgg droit bi ma am te moom ko muy samay droit nañ ma ko fay da ko fay artiste yi c'est un message très jërëjëf la Doudou Ndiaye Rose waxoon rek moom ci la jaar ak Baye Pël quoi seen alal li mu wax ni Doudou Ndiaye Rose ndem si yàlla waxoon na ko xam nga mu génn àdduna ñu gis li ci xew en tout cas ñu ngi ñaan problème bi mu réglé wu bu baax a baax insha allah ñu ngi koy jaajëfal bu baax moom Papa yow aussi Maxu ñu lay jaajëfal bàyyi la nga tàggatoo voilà merci di jaajëfal Pape comme ni nga ko waxee jaajëfal ñu doon bàyyi xel également di remercier également Moustapha Seck foofu nag si Touba Xelkom si Sandaga Lalu Wurus moom mi ma solol ñu koy remercier encore une fois di nuyu suma jumeau également Kër Massar Papi maa ngi koy béggee toute la famille d'Enfara di leen jaajëfal di leen jox dig daje incha allah tout à l'heure rek si rajo Far FM 93.6 si émission Radiax 10h ba 13h comme ni ñu koy defee nag lundi ba jeudi ñu fas yéene rek ànd ak ñoom rek béggalante bu baax a baax di nuyu nag Père Maguette Wade bi nga xam ni télé variété suñu xel daf siy dem chaque fois ñu ngi jaajëfal ñëpp d'accord ñu ngi lay jaajëfal bu baax yow Maxu di la jox rendez-vous semaine prochaine ci beneen thème bu ñeel rek li nga xamante mooy wàllum musique di leen jaajëfal aussi yéen ñi nga xamante yéen a toogoon depuis ce matin di ñu seetaan à travers seen émission Petit Déj di remercier bu baax Diatou Diop surtout moom mi nga xam ne moo jaar ci kanam yi comme d'habitude son numéro c'est le 77 181 89 13 mi ngi féetee fële ca Parcelles Assainies di leen jox rendez-vous demain matin ci yeneen i thème ba tey yu ñeel wàllum Petit Déj di leen ñaanal ngeen passer une très belle journée